Assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices bu Sunu Kër FM bu ñu leen nuyoowee ba pare ñu ngi leen di dicter seen émission politique de développement local et rural bu ñuy def alxamis bu nekk bu 16h jotee si njiital président Abdoulaye Fall que je salue au passage di ko ñaanal wér ak wérle moom ak militant yëpp. La convergence alternative pour la prospérité Cap Sénégal Natangué lëkkaloo ak Sunu Kër FM muy la première radio panafricaine basée à Los Angeles ku leen di defal émission bi muy soxna Mariam Sall comme ni ñu baaxoo di ko defee di teral toujours ci suñu plateau bi soxna Awa Thiandoum muy la présidente du réseau national des femmes Cap Sénégal Natangué soxna si nga xamante ne nit ñi dañuy yàkkamti émission ndaxte émission lu dul njëriñ rekk la am parce que jàngat bu rëy moo ci nekk ñuy taataan ci xam-xam bu sell ba bu rafet ba te ku ko jël yi tamit jàpp ko amaana yokkute rekk nga ci am ñuy fas yéene waxtaane tey thème bu am solo muy les organisations locales dans le processus d'émergence waaye nag soxna Awa maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay te nag balaa ñuy tàmbali émission bi ma bàyyi la rekk nga nuyu sa fidèles auditeurs et auditrices bu Sunu Kër FM. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu auditrice ak auditeur Sunu Kër FM di leen ziar bu baax a baax di nuyu soxna Mariam Sall maa ngi leen nuyu di la sargal bu baax a baax ci invitation bi mu invité ci sa plateau bi di wax tey mbégte la pour ma ñëwaat jàkkaarloog yow waxtaan ci li ñu wax développement local et rural comme ni ma ko baaxoo def toujours rek maa ngi wax yëpp ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu bu baax PDG Sunu Kër FM ak personnel am yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci opportunité bii ñu may pour ñu exprimer wu ma leen di sargal di sargal itam ki nga xam ne moo yombalal loolu muy le président Abdoulaye Fall di président Cap Sénégal Natangué convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué du Sénégal ma koy ñaanal yàlla na fi yàgg ci wér ak membre Cap Sénégal Natangué yépp di nuyu bu baax sama mbokku jigéen ñi maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax kon Marème maa ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf soxna Awa di nangu ziar te di la delloo ziar te di la wax ne mbégte boo am rek am naa mbégte bu ko raw di dajanteeg yow toujours ci plateau li may wax rek a ci nekk Awa dajeek yow toujours bonus la avantage la ci ñun avantage la ci askan bi parce que nag yokkute rek lañ ciy gis kon nag soxna Awa ñu duggawaat ci mbir bi macha allah ñu waxtaanee ci thème bi parce que Awa def nga fi ay émission te bu nekk mu am thème Awa def nga fi émission bu nga xamante ne dañoo def le rôle des organisations locales nan mooy seen taxawaay ci biir seeni biir gox-goxaat nga ëlbatiwaat ci am bi nga xamante ne beneen thème la tamit ci émission nga def les actions qu'elles doivent mener pour booster l'économie locale et mieux encore pour tendre vers l'émergence waaye Awa nga génn ci ay axes fi nga xamante ne nit ñi buñ fa yaakaaree organisation locale yooyu buñ fa jaaree teg fa seen tànk rek dinañu mën a booster économie boobu ci seen biir localité bokku nekk gisi seen bopp waaye nag Awa yaakaar naa ne pour ñu am loolu yëpp am na benn organisation bi nga xamante ne ñoom organisation yooyu war nañ ko am
moo tax nag may ëlbatiku dina laaj sama première question par rapport ak ci thème d'aujourd'hui awa mooy comment sont structurées les organisations locales. waa Mariam jëli kontaan ci yow bu baax a baax rek di wax ne question bi ma posé lu mat a posé la ndax nit balaa ngay jëf faaw nga waxtaane maanaam lu wolof di wax ne nañ ko jëf bu ne nañ ko waxtaane moo jiitu waaye ci organisation lay tëddee mooy maanaam lépp loo xam ne mbooloo da ko war a bëgg a def faaw mu structuré wu il faut ñu organiser wu donc organisation locale yooyu dañoo am structuration nan la ñuy structuré organisation locale bu mënti doon il faut mu am assemblée générale boobu mooy assemblée bi nga xam ne moo ëmb kullu membre yi nga xam ne ñu ngi ci kuréel bi képp koo xam ne rek jënd nga carte adhésion ci assemblée générale boobu nga bokk assemblée générale boobu nag moom dafay def ay réunion yoo xam ne yenn saa yi tous les 2 ans day def ordinaire tous les 4 ans mu def une assemblée générale boo xam ne day ànd ak renouvellement des instances assemblée générale boobu nag rôle am toutes les grandes orientations organisation bu kuréel bi xàll yi nga xam ne moom la war a jaar mbooloo moom lañ moo yor cëggal guy googu moom lañ ko jagleel moo tax pàcc bu am solo la ci kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci sunu gox-goxaan yi bu ñu jógee ci assemblée générale bi ñu dem ci conseil d'administration bi moom itam dafa nekk comme genre comité la mais comité bu yaatu la comité bu yaatu boo xam ne la généralement ay kàngam ñoo fay toog kàngam yooyu ñoom dañuy fexe di wéyale di dëggal di topp li nga xam ne assemblée générale santoon na ko moom dafa wax ay xàll conseil d'administration ñu koy wax CA moom mooy comme ku nga xam ne moom mooy taxaw sentinelle bi taxaw ngir ñu dëggal loolu ngir ñu wéyale loolu moom mooy conseil d'administration bi moom itam élément central la ci mbir mi ndax moom may nañ ko tous les 3 mois muy daje wala tous les 2 mois moom muy daje parce que c'est important ça dépend ci statut ak règlement intérieur kuréel boobu moo tax conseil d'administration bu lu am solo la ci kuréel boo mënti gis buñ jógee ci conseil d'administration boobu nag jàll ci bureau bi le bureau exécutif comme ni ñu koy waxee dañ koy wax mu exécuter bureau exécutif boobu nag généralement dafay am pàcc bu njëkk bi mooy volet présidence bi moom président vice président wala mu am ñaari vice président ñu ñëw ci secrétariat général dem secrétaire général am secrétaire général adjoint ñu dem ci wàllu koppar yi di am trésorier général ak trésorier général adjoint suñu paree nag ba pare nag ñu jël quelques membres toftal ci ñooñu généralement ay commissaires au compte lañu pour ñu gën a xool mbirum koppar yi ndax ñu ngi koy doxale yoon ndax ñu ngi koy awale yoon ndax fi muy tege mu ngi fi war a tegu ndax fi muy jaar mu ngi koy war a jaar kon nga xam ni organisation locale càllale la par niveau la bureau exécutif boobu nag moom dafa war di réunion chaque weer daa war di organiser di réunion pour xool li ñu exécuter ndax normal na ba pare moom ci biir bureau exécutif yooyu ñoom dañu am ay responsable buñ defee plan d'action responsable yooyu itam bureau exécutif yi dañ leen di topp naan leen yéen lañu waxoon
lañ jagleeloon ak yëngu-yëngu bi doxal leen ko. Donc bureau exécutif boobu élément central la comme ab noyau la moom moo gën a sës ci yëngu-yëngu yi nga xam ne moom la kii bi di def kuréel bi di def. bu jógee ci bureau exécutif bi nag ñu doog a dal ci commission yi nag dañ koy créer selon activité yëngu-yëngu yi nga xam ne moom la kuréel bi am na commission formation, commission environnement, commission développement local, commission recherche de financement, commission yu bare ça dépend ci yëngu-yëngu ak vision ak mission wu kii bi kuréel bi. boo déggee vision mooy ma wax gis-gis bi nga xam ne moom la kuréel bi am ci développement. boo xee mission mooy li nga xam ne moom nga jël ne moom ngay sàlloo moom ngay def ne lii mooy sama mission ci askan bi loolu dinaa ko matale sama yëngu-yëngu nag ci loolu yëpp lay dem. kon Marème loolu mooy structuration bi nga xam ne moom la structuration universelle pour mbooleem organisation boo xam ne tëdd na ci sur le plan local ñu war ko tëral. kuréel yooyu yëpp il faut mu am pour liggéey bi dox ndax ni ma ko waxee nañ ko def boo gis nañ ko waxtaan moo ko jiitu il faut nit ñi organiser wu toog xalaat ba xel yi màcc ñu daal di nisër bu ñu nisëree xool li ci mën a def ñu daal di wéyale ak ñi ko war a def bu ko defee activités yi yëpp nekk en synergie. Donc organisation locale boo gis nii la structuré pour mu jëm kanam. jërëjëf soxna Awa leerati na parce que ci sa biir wax danga naan ku naan naam dafay fekk nga nekk fa kon nag pour ñu mën a àndandoo liggéey ba mën a atteindre seeni objectifs am na benn structuration bu muy laaj muy fànn bu njëkk bi structuration bu njëkk bi mooy assemblée générale bi nga xamante ne képp ku ci yor carte membre rek ci nga bokk waaye it tamit ñu ne war tous les 2 ans war nañu def réunion ordinaire tous les 4 ans ñu def assemblée générale renouveler instance yi joxewaat orientation yu bees waaye des fois nga gis ñi nga xamante ne ñàkk xam dañuy jël rekk buuf yaakaar ne ñoom ñoo war a buum ñoom ñoo war a bummi ndaxte soxna Awa ñàkk xam li mu waral dafa bari nga ne waat beneen pàcc bi ci structuration bi mooy conseil d'administration bi muy CA muy nag fi nga xamante ne kàmbam ya te ñoo fay nekk di doon élément central ñooñu war nañu rencontrer tous les 2 mois ou tous les 3 mois kon ku nekk am na période bi nga xamante ne wax fa dëgg yàlla war ngeen ci daje waxtaan ci mën a dundal organisation boobu nga indiwaat beneen 3e structuration bi muy le bureau exécutif kooku yi tamit ñu may ko ay délais yi nga xamante ne war nañ caa mën a tase di waxtaan di càmbar tamit doxalinu organisation locale bi ñooñu tamit war nañu dajalewu tous les mois mën a waxtaan mu nag bu nekk nag nga jox ko exactement pàcc bu nekk lan mooy contenu léegi nag beneen bu mujjee bi muy commission yi nga xamante ne dañ koy créer par rapport ak activité yu ñuy mëne macha allah kon nag Awa mbir moo gis tamit nañ ko waxtaanee nañu àndandoo teg ko ci ay axes yu leer pour mu mën a dund te yàgg lool kon nag Awa may dugg ci sama 2e question waaye mën naa la nag Awa di nga fay droit d'auteur ndaxte émergence dafa am borom Macky Sall dafa président Macky Sall autant pour moi ñëw na rek indi slogan boppam muy lan di Sénégal émergent te nag di ci inciter ñëpp pour ñu œuvrer ci loolu donc dama yaakaar ne nag organisation locale yi ñoo tamit desuñu ci ginnaaw léegi nag may ëlbatiku rek di la laaj Awa nga may ñu tuuti ci waxtaan processus d'émergence boobu
yu organisation locale yooyu nan lay tëddee. waa Marème ma lay nuyuwaat bu baax a baax Sall ngaari lam tooro buur gedde Marème yéen yow ak sa mbokk bi ak seen mbokk yi bu leen yaakaar émergence yi na ko moom émergence fi ngeen ko fekk de kon ci loo xam ne la mbuumu tubaab boo xam ne la moom mooy kii wax daal nit ki pour mu jëm kanam pour mu jëm ci kaw jëm ci kanam yokkute loolu mooy émergence donc kon xanaa ci sama gis-gis xëy na terme boo xam ne rek yàgg nañ koo xanaa utiliser mais moom daf ko def slogan ñuy rafetlu émergence boobu ndax fu nit di nekk rek boo sañoon émergence am fa yokkute am fa coppite sur le plan positif mu am li may laaj Marème nag lu ma sawar a tontu la mooy processus pour émergence boobu ñu egg ci dafa am yoon bu ñu war a jaar ndax tatone baaxul ma doon wax sànq ne nañ ko def boo gis nañ ko waxtaane moo ciitu ci loolu laay dikk tegal sa baaraam processus bi di koy njëkkee mooy diagnostic ay nit yoo xam dañoo toog ne ñoom dañoo kuréel boobu dañoo bëgg am nañ mission am nañ vision waaye dañoo bëgg jëmale askan wi kanam ndax organisation boo gis rek objectif am mooy amélioration des conditions de vie des populations moom mooy objectif phare ci organisation yëpp kon askan waa la tax a jóg askan wi moo tax ngay def kon askan wi delloo leen li ñu moom mooy yéen ñi nga xam ne fal nañ leen assemblée générale bi taxaw ne ñii ñooy sunu CA ñii ñooy sunu bureau ñii ñooy sunuy commission ku nekk nag da ngay dem liggéey ci biir askan ba dañuy commencé ci diagnostic mooy càmbar dugg ci biir nit ñi doo duggee ci biir nit ñi processus bi da ngay commencé ak ay focus group di dem ci dëkk par dëkk penc par penc di regrouper nit ñi xale yi di nga xam luñ soxla mag ñi di nga xam luñ soxla jigéen ñi di nga xam luñ soxla besoin communautaire yi boo xam ne ñëpp ko bokk tam faaw nga xam ñi la lañ soxla maanaam dëkk bi ñoom fan lañ toll feebar yi nekk ci dëkk bi yan la boo déggee ma ne feebar nag lu ci ëpp mooy besoin li nga xam ne daa laaj pajtal te gan amagu ci pajtal ci diagnostic boobu nag ci ngay defee état des lieux ci ngay defee étude de milieu xam fii nit ñi nan la tëddee physiquement fii lan moo fi yëngu-yëngu yoo xam ne ñoo fi gën a dox da ngay dem ay gox yoo xam ne mbay moo fa dox nga dem dëkk yoo xam ne commerce kese moo fa dox nga dem dëkk yoo xam ne ñaar yëpp a fay doxandoo dañoo lëkkaloo nga dem ci dëkk yoo xam ne transport ak commerce ñoo fa dox kon nag boo duggee ci askan wi yow du yow yaay wax de da ngay déglu askan wi ñoom ñooy wax ngay nisër ba nga xam ci biir gox bi lan moo fi nekk ban garab ban meññeef nan la xanaa doj ci nan la ñu tëddee sax maanaam xanaa terroir bi suuf si nu mu tëddee lan lañ fi war a mën a bay ba mu nangu lan lañ fi war a mënta bay lan mooy xanaa li nga xam ne moom la jur gi lan ak lan la yooyu yëpp danga koy war a xam ba pare nag nga ñëw ci askan wi foofu di laaj ñoom lan lañu soxla
lan mooy seen feebar nga déglu nag bu baax a baax a baax a baax may askan wi nopp bu baax a baax ñu déglu ñu wax ak yow lépp luñ la wax bul bu ñu fàtte dara lépp la ñu bind suñu defee loolu lépp nag ba gox bi jeex dañuy retrouver wu ci siège organisation bi ndax organisation boo gis rek am na pénc moo xam ne fa la nekk buñ fa delloo nag ci lañu ne liggéey bi ñu demoon ñun kat dañaa roote woon bi ñu rootee ba ñëw nag ku ñëw na nga yenneeku sa paan ñu xool paan bu nekk lu ci nekk loolu mooy les résultats du diagnostic nga commencé gis day am foo xam ne dañ naan dañoo soxla piste de boo xam ne pour mu yombal commerçant yi wala jigéen ñi nga xam dañuy xëy di dem jëli dara fenn pour mu yomb il faut ñu def ay piste ay xàll yu ñu war a xàll ci biir dëkk bi ñu ne xale yi de war nañu wut benn fond boo xam ne war nañ leen a dimbali ndax ñoom kat xale yi ñoom ñu ci bari am nañu métier waaye lu leen di booster moom moo des loolu ñu bind teg ñu teg ku ne ñu teg suñu paree loolu lépp nag ñu bind dañ ko war a classifier maanaam ku lu bokk ndey ak baay rek ñu teg ak moom boole ko ak moom lu bokk ndey ak baay rek mooy comme chapeau lay doon ñu ne chapeau bi lii moo fi nekk kii ndey ak baay bi lii la tudd li ci war a def moo ci dem ni ñu ne lii yëngu-yëngu bi ak bi besoin bi moom moo ci dugg ñu di classifier ba pare bu ñu classifier ba pare nag loolu moom mooy jóge foofu nekk ci proposition nag de solution li nga xam ne mooy jooyu askan bi nan la ñuy def feebaru askan bi ba faj ko il faut ñu am ay proposition de solution yooyu nag du organisation bi moom kese moom moo ko xam déedéet ba ngeen demee di roote am na ñoo xam ne génnee nañu ay proposition de solution parce que da ngeen leen di laaj tam ku la wax feebaram da nga koy laaj itam yow lan nga xam ci feebar bi dina la wax man kat xamoon naa ne lii ak lii mën na ko faj wala bañ koy faj kat ca xanaa fii ak fukki at ci gannaaw lii ak lii la ñu utiliser woon wala fii ak juróomi at ci ginnaaw lii ak lii la ñu kii woon donc noonu la organisation di demee processus bi bu ñu classifier ba génne activités yooyu dañ koy regrouper par axe bu ñu génne axe yi bu axe yi nekkee nii activités yi jàkkaarloog ñoom dañuy am après nag dañuy évaluer le coût de ces activités là bu nekk dafa am coût matériel coût ci ressources humaines am coût ci finance tam ñu bind loolu ba pare suñu paree ci loolu nag yëngu-yëngu bu nekk nag dañuy wax kan mooy responsable loolu responsable nag waxuñu ne moom mooy dem di defi déedéet responsable bi moom mooy fexe ba nga xam ne yëngu-yëngu boobu nañ ko def à temps délai biñ ko jox nañ ko def na matale loolu mooy xanaa responsable boobu nag dafa am ñoo xam ne ñoom lay àndal donc plan d'action bi am na responsable am na coût boobu tamit dinañ ci delluwaat tuuti ndax coût boobu yenn saa yi fonds propres yi dina ko régler mais am na coût yoo xam ne fonds ca mairie ba la ñuy dem wala ca préfecture ba am na fonds yoo xam ne dañuy dem ñaani dimbal acteurs intervenants yi ñu ñëw def ci seen doole am na yoo xam ne nag dañ naan yii surtout ay yoo xam ne la individuel la yoo xam ne borom dafa commencé def ñu war koo renforcer loolu jàll na ñu dem wuti structure de financement boo xam ne moom la ñuy lëkkalee kooku donc processus la yoon la pour émergence am mais duñu tëb rek naan émergence ku nekk di fox di dem ñu dem mel ni ay lu dagg di dem déedéet dañ ko war a organiser teg ko ci lu wóor mu am ay axe am ay activité ca bopp ba daa war a am mission am vision wa am ay objectif donc le processus d'émergence dafa am lu mu laaj mooy lii nga xam ne
moom laa wax nii pour ne moom lañu war a def pour nag askan wi yëpp ñoom askan wi yëpp gis seen bopp ci li nga xam ne moom la kuréel yi di def ci gox goxaan yi. jërëjëf soxna Awa dégg naa sànni xeer bi waaye it tamit naa bàyyi noonu rek waaye am na koo xamante ne moom da koo poñe rek téye ne émergence moom mooy borom alors que émergent ci lépp la ci bépp fànn lay wuyoo kon nag du lu bees kon nag day di moo boo xamante ne ñëpp a ko bokk ci secteur bu nekk lañ koy xaaree kon nag nga ne processus bi dafa am lu muy laaj te nag diagnostic bi da cee am solo lool ndaxte nit ki balaa nga kaa mën a jàppale walla balaa nga koo mën a orienter il faut nga xam lan mooy soxlaam day nag surtout soxla communautaire yi léegi te soxla boobu nag étude boobu loolu nag jéego yooyu ngay def moo lay indi ci nga def étude du milieu egg ba ci état des lieux waaye nag soo eggee ngay ndaw nga dox mission boobu yow dangay am benn posture bi ngay adopté mooy danga war a nekk à l'écoute des communautés ñu mën leen wax seen jafe-jafe ñu mën a wax leen seen soxla comme ça nag doo ci bàyyi dara loolu ngay delloo ci kaw ñu mën ci trouver ay solution mais boobaa dinañu classifier xool yan activité la ñuy mëne pour mën a saafaraal loolu léegi nag buñ ci demee ba indi classification besoin yeeg ñoom seen ñu laajte proposition yi nga xamante ne moom la ñu war a mën a indi taxawal ko pour saafara yooyu ak besoin yi léegi nag boobu dinañu indi nag évaluation coût yi ndax lan lay laaj ci matériel lan lay laaj ci xaalis bu ñu paree ci loolu yi tamit nag soxna Awa nga ne nañu identifier responsable yi ak ñan la ñuy mën a àndal pour dox mission yooyu kon nag lépp loo ci jóge ci processus boobu war nga am vision am ci objectif pour nga am say orientation yu clair xam fi nga jëm waaw kon nag soxna Awa mbir génnati na fi jàngat bu rëy génnati na fi ñu lay sant di la gërëm waaye nag Awa duñu tàqalikoo ak yow te waxuñu la aussi tamit nga ñaaxaat askan bi ban message fort ngay lancé askan wi lancé ko les ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy gouverner lancé ko aussi tamit organisation locale yi nga xamante ne ñu ngi fi parce que nee nañu la répétition est pédagogique. waa soxna Mariam nu ngi ko waxee la répétition est pédagogique mais lu baax la ci jàngat ak jàngale aayul li nga xam ne moom lay dénk damay njëkk a commencé ci askan wi mooy l'homme est le principal artisan de son développement mooy lan ku bugg yoonu yokkute ku bugg émerger yow ci sa bopp yaa war a jóg taxaw ne man lan laa war a mën a def pour fii étape A bi ma nekk mu jóge ci dem étape B mu suqali ma li may lancer organisation locale yi mooy ñu gën a defaru ñu gën a adapté wu ci contexte bi nga xam ne actuellement moom la ñu nekk ñu yóbbaale ko aussi parce que mutation la mooy coronavirus bi nga xam ne daf ñu dab mutation la boo xam ne il faut nit ñi adapté wu ci pour gën a mën a ñoŋal yëngu-yëngu yi nga xam ñu ngi koy def ci biir organisation locale yi ñu nekk donc loolu nit ñi nañ ci góorgóorlu bu baax gën a suudewu di gën a organiser réunion yi di gën a def yëngu-yëngu waaw lu may ñaax gouvernement bi mooy gouvernement na xam ne c'est le peuple qui est son patron c'est le peuple qui l'a élu donc moom buy dox ak buy wax daa war a doxe ci tànku askan wi di xool ci tànku askan wi di jëfee jëfin boo xam ne dafa déglu askan wi donc en gros toujours avant de faire toute activité
il faut commencer par un diagnostic pour avoir l'état des lieux et faire une formation, des formations même s'il y en a besoin. Donc balaa ngay def lu ne nañ ko waxtaane ak nañ ci tàggat nit ñi loolu lu am solo la soxla Mariam. rek ñu ëlbati ko di waxaat ne képp rek ku raté émission bi nga bëgg ko suivre ñu ngi lay ñaan nga dem YouTube jaar par Play Store ou App Store nga téléchargé rajo Sunu Kër FM nga mën fa suivre émission bi waaye it aussi tamit képp ku bëgg am ay information ci parti bi nga xam ne dafa nekk en voie de construction mu njiit ba di président Abdoulaye Fall bàyyiwuñu benn fànn ñu ngi ci sàmm bi ñu ngi ci napp ba ñu ngi ci éducation ñu ngi ca wér-gu-yaram ba bàyyiwuñu ci dara te bu nekk rek ñu ciy bay suñu waar parce que nee nañu Sénégalu ñëpp la te képp kuy doomu réew mi am nga ci sa wàll boo ci mën a bayee sa waar wala tamit ku bëgg am information yu clair ci parti bi muy Cap Sénégal Natangué la convergence pour la prospérité ñu ngi lay ñaan nga woo ci numéro bi di 77 533 39 00 saa yoo wootee dinañ la gide la ba lépp lu nga ci soxla ci laajte rek incha allah rabi di nga am répondant kon nag ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf soxna Awa man tamit rek mooy ëlbatiku di tàggatoo ak fidèles auditeurs et auditrices bu Sunu Kër FM. Le temps qui nous est imparti est largement épuisé kon nag ñu ngi leen di jox dig daje alxamis prochain ci beneen numéro donc muy ci beneen thème bu bees incha allahu rabbi donc au revoir et à bientôt.